خاتم النبي إمام المرسلين جيكم جتاغنا مو أبغان يو peñam yu weex taal ni melax muy tàkk reer ja neexoon lool Rasul ni ci biir lanam aw tàkk bëgg ko mooli mu jël bés àdduna bu ñu duggal ko rambul Rasul mbar sàkka metti lool yàggan ci li yàlla sàkk yaay mbalaan yaay sàkk salaamaaleykum sama mbokk internet yi tey ñoo ngi fii ci Géejawaay ngir amal ak yéen beneen émission ndogu chez tey nag suñu invité dafa spécial kooku mooy kan kooku mooy Ngoné Mbaye borom noirceur d'ébène bi borom reetaan bi wujju tubaabu jinne bi Ngoné nuyu naa la. fay naa la ma chérie. Ngoné Mbaye gannaaw bi ñu amalee ndogu bu ngewale maa ngi lay laaj Ngoné mooy kan. Ngoné mooy ku simple rek Ngoné Mbaye mooy Ngoné Mbaye en grosso modo Ngoné Mbaye daal comme Ngoné Mbaye nga laaj. Ngoné Mbaye mooy Ngoné Mbaye artiste comédienne ah waaw nekk ci milieu bi aussi di ci bay waar comme ni ko ñëpp di defee Ngoné Mbaye. Ngoné Mbaye la sénégalais yi xam mais xamuñ exactement sa tur dëgg Ngoné fan la dëkk Ngoné nan lay dundee genre yooyu la sénégalais yi sax. Fatma Mbuub nag mi ngi dëkk Géejawaay lycée Limamoulaye gëm Géejawaay loolu nag bëgg waa Géejawaay waaw kay kooku mooy Fatma Mbuub. Fatma naka la Ngoné Mbaye duggee ci wala naka la Fatma duggee ci théâtre bi. Fatma nag xam nga man dama mënoon xeex bu ma nekkee xale dama doon toog ci mbedd bi quoi te man daaw ma xeex ak jigéen góor ñi rek lay xeexal tu vois. kon Ngoné pànk la. waaw pànk laa woon quoi. léegi nag benn grand maa ngi koy nuyu de passage Ousmane Seck ak Bouba Diallo fekk ma toog ci pay bi ma toogee ci pay bi ñu ne ma yow xanaa bëggoo def théâtre fekk boobu may xaar xeex quoi xanaa bëggoo def théâtre ma ne moo théâtre nañ leen dem ma xool dem nag toog ñuy jouer théâtre affaire bi neex ma nag l'an 2008 la 2008 affaire bi neex ma trop ni tiens lii mën naa cee dugg ma daal ciy dugg nag commencé persévérer noonu laa def ba dugg ci théâtre. alors Ngoné sa yaay daf ñu xamal ne que de formation maanaam sa métier tailleur la alors Ngoné nan lay allier maanaam nan lay boolee métier tailleur ak métier théâtre bi. metti na trop mais d'une part aussi tamit mettiwul parce que bi may commencé métier tailleur bi boobu maa ngi def théâtre damay dem jàngi formation yëmbal laa doon jàngee formation wàcc ñëw ba Géejawaay gëstu ma defee fa théâtre ñibbi waat yëmbal donc fa laay fanaan metti woon na début bi après ma pare recruter ay xale ku ci mel ni Kiné Sow Fatlaay recruter leen ñu di leen jàngal xam-xam ak Fatmata Lam di leen jàngal xam-xam ba ñu mokkal nag macha allah bi ñu mokkalee nag man booba ci laa leen di bàyyi fii donc atelier bi ci laa leen di bàyyi su fekkente damay dem tournage su ma ñëwee nekkaat ci yëf yi mais damay dagg damay ñëw lu leer laa la wax si. Ngoné ñu dellu si film bi nga xamante ne ci lañ la gën a ràññee maanaam sama wujju tubaab la ñu gis ne mën nañ na Sénégal ci théâtre yi daw yëpp sama wujju tubaab la mën nañ ne moo yor buzz bi comme ni ko xale yi di waxee voilà léegi nag ma bëggoon a xam naka ngay dundee succès boobu. non dal rek dal ak nekk ak nit ñi jàmm ka frère ma dama bëgg ree
damaa bëgg reetaan man fu ma nekk sax bu nit ñi bëggee wut bu ma ñëwee rek damay xool situation bi ma ne pourquoi ñi bëggee wuñ ma jéem a def effort pour ñu bëggee dama bëgg reetaan maanaam bëggee ak nit ñi nga xamante ni succès boobu ñoom ñoo la ko teg parce que bu la kenn seetaanul woon peut-être doo am succès boobu donc il faut nga delloo leen njukkal gëm nit yi foo romb nuyu leen jox leen cër képp ku la ni dama laa bëgg muy xale muy mag nga taxaw saafonte ak moom parce que loolu la ci am vraiment donc loolu noonu rek laa koy dundee dal comme ni ma doon mel chaque jour donc damay bëgg parfois sama présidente bi damay def benn affaire mu ne ma yaa ngi dépassé ma ne ko non mais quand même bàyyi ma def sama yëf. falaay ñëwaat parce que gis naa ne am nga président sax fan club Ngoné dama bëggoon a xam film bi lan la changé ci sa dundin. Je pense que ni changé wul lu bari li mu changé rek mooy maanaam dafay yokk mbooloo ak succès bi mais changé wul sama dund lu bari parce que comme d'habitude ni ma ko daan defee noonu laa koy defee mais changé na sama dund d'une part lu tax. dafa am ay doomu aadama yoo xamante ni à travers télé bi lañ lay gis bëgg la te gisuñu la sama présidente maa ngi koy soog a gis ci lii mu taxawal nii bëgg ma loolu damaa yàgg a suivre avant ñuy may def sama wujju tubaab la mu yàgg maa suivre ndeysaan bëgg ma taxawal su ma la wonee sama téléphone am na tim Ngoné Mbaye ëttu Ngoné Mbaye am na kër Ngoné Mbaye maanaam dafa bëri quoi mu nekk ay xale yoo xamante ne ñu ngi ci biir takku nag bëgg liggéey ci social parce que nag moo ñu ñor vraiment. mais boo génnee ci mbedd bi par exemple naka la nit yi di interpeller. non bu ma génnee ci mbedd mi nag bëccëg surtout bëccëg damay am problème. ci naka vraiment ndax nit yi Ngoné Mbaye mi ngi nii bàyyi jooy damay gis bi maire bu ma interpeller rek sax ni ma dama lay mbéj ma ne ko lu tax mu ne ma parce que dangaa mën a jooy ma ne ko non bàyyi stratégie la bàyyi ma jooy te àll boo gis am na retour mu ree ma kaf ree mu dem donc noonu laay dundee ak ñoom su ma génnee ci biti damay mbalagante ak ñoom ñi naan kii mais ba pare man. damay jooy ci télé bi damay def yëfu aawa bu ñàkk fayda terewut ni ma nit ñi bëggee man damaa dépassé billaahi daf ma dépassé trop vraiment. su ma dellu si waatee encore ci film sama wujju tubaab la di lay laaj lan mooy sa relation ak yeneen artistes yi fa nekk ci mel ni Kéba wala sa wujju bi kooku di Ani sa copine muus bu réew comme ni nga koy oowee. waaw damay commencé ci Ani moom soppe moo ñu boole donc ma koy nuyu de passage soppe mi nga xamante ni lu bari def na ko ci ñun lu bari def na ko ci Ibrahima Mbaye soppe lu bari macha allah def na ko ci ñun donc moom moo taxoon ma xamanteeg Ani parce que dañ doon def théâtre sur scène man ak Ani ñu tase ma nekk géwél bi takk sama digg di ko won dëkk bi nu mu demee donc xamanteeg Ani après relation boobu am may dem leen Ani di dikkalanteeg man donc ba may organiser benn défilé Ani ñëw fii. fekk ma solal Ani mu doon jox distribuer ay kii yu vax Aline gis ko xam nga Aline da lay xool rek xam ni kii mën naa def ci moom dara donc après ndeysaan ci la ñu defee film bi moo ngi nii Jami Gueye muy Mati Mbaye sama rakk jooju nga xam ne sama njëkkee jooju nga xam damaa sonal donc moom vraiment yàgg naa koo gis mu neex ma ndax dafa yiw vraiment à travers ci ay feccam ak yooyu dafa yiw mu neex ma apprécier ko far yàlla woo yàlla def ñu bokk film nu tuddati dikoon dañu njëkk a bokk avant ñuy bokk sama wujju tubaab la après ñu sélectionné ñu mu déggal ma trop ci biir film bi lu ma ko tere da koy bàyyi mon père nag bàkk Njawandeela Mbaye Sassar surtout Njawandeela Mbaye Sassar bu mag boobu dëgg du neex kooku sama xarit la nii laa ko def ndax dañoo bokk géejawaay mu gëm géejawaay nekk nit ku gëm boppam suñ mësaan a génn xam nga lu ñuy wax dañoo bari tiita dañoo yàgg du tey de dañoo yàgg bu baax a baax. non film bi mosuñoo boole. fan nga xamante ne mon père ci art bi laa ko xamee ci milieu art bi mais dafay yàgg di doon def ay match fële ca géejawaay ñu xamante ci mu nekk nit koo xamante nit ku humble la ñu xamante bu baax a baax ma xam ay fameem moo xam samay famille ñuy demlante di diglante far film bi yàlla def ñu boole ñu di ci liggéey bu am solo ci li ma yaakaar donc mon père mu nekk nit ku humble tey jii sama bés bi loolu la ci def mon père macha allah kenn du moom barke yonent bi bàkk Njawandeela Mbaye Sassar yaa na sa jàmm yàgg waaw kay. macha allah ñu gis Ngoné dafay œuvrer lu bëri ci social ma taxawal benn journée maanaam tey journée boo xamante ne daf ko dédié ci social di teral nit yi di yóbbu ay ndogu naka la idée boobu indee
dikkee ak lu tax nga tàmm ci weeru koor pour di koy amal. social nag moom dafa nekk loo xamante ni yàgg naa ko rêvé te yàlla mayuma ma am alal boobu damay dugg oto sax ma gis nit ma xam ne leer na ma ni kii moo ma ëpp situation ma gis ko nag yërëm ko te duma xam lan moo tax léegi nag ma ni comme man aw ma xaalis te yàlla suñu borom def na ma am tur si sama tur boobu ci laay defee social nit ñi ma bëgg ñëw vers man ñu am ñu jàppale ñi nga xamante ni amuñu donc looloo tax ma dee sama présidente ni ko dama bëgg ñu taxawal loo xamante ni social la ñu def ko ci weeru koor tey bëgguñu koo yemale kese ci weeru koor bi bëgg nañoo def tey def nañ ci suba consultation gratuite nga gis fii Géejawaay ni mu feesee kër gi ni mu feesee ay nit nga gis ni nit ñi am nañ bëgg nañ fu ñu fajoo te amuñu moyen bu ñu fajoo loolu moo tax ñu def fii consultation gratuite mu fees dell ñu wàcce kaamil pour ñi nga xamante ni ñoo dëdd ngoon gi dañuy togg ay ndogu yóbbu ko ci daara yi ak fi nga xamante ne mooy jàkka yi social la ñuy dox donc loolu moo tax ñu taxawal ko bëgg ñenn ñi parce que ñun ni ñuy wooree di yàkkamti dog jot am na ñoo xam ne billaahi ci lañ dëkk mais ruus nañ koo wax ndax seen ngor donc loolu nag soo amee situation bu ko mën a def wala nga am ay nit yoo xamante ni mën nañoo taxaw ci loolu nga taxaw ci te wallaahi su ma ko mënoon def chaque jour dama koy def ay nit maanaam ay nit ñoo lay sponsorisé ba nga mën a taxawal yenn kii ndax autorité dëkk bi di Géejawaay ci lañ bokk ñan ñoo nekk ci ginnaaw Ngoné. autorité Géejawaay kenn jàpp ci mu leer kenn jàpp ci xam nga ñu ci jàpp samay fans samay nit autorité Géejawaay gisuma ku ma demul ci moom pour mu jàpp ci gisuma ku ma demul vers moom laa la wax pour mu jàpp ci bés bi parce que du man kese nit ñi dañuy togg ay ndogu di ko yóbbu ci jàkka yeeg affaire yooyu xam nga li ñu fi def tey rek du lu ndaw donc ku ma demul amul ku ma demul fii ci Géejawaay laa la wax ku ma dem mu wax ma waaw wala du ma recevoir amul problème man maa ko gëm man maa ko bëgg man maa gëm ni ñun ñi nga xamante ni peut-être suñu tur yi am na fa mu egg mën nañoo def quelque chose pour ñi nga xamante ni dañ koo soxla man maa ko gëm boo leen ñëwee damay def boo leen ñëwul damay def te def naa ñëpp gis waaw. kon mën nañ wax ni Ngoné Mbaye autorité Géejawaay dese nañoo taxawu askan wi daal. waaw autorité Géejawaay moom ci moment ci lii ma def nii dese nañ cee taxaw vraiment fëgg naa fu nekk mais gisuma leen samay mbokk ñoo ci jàpp xanaa benn ndaw si koo xamante ni Gedda Gay la moo toogoon fii sànq di wax du autorité mais barki Serigne Touba lu waa Géejawaay def mu dugal ci loxom ak Morvax lu waay Géejawaay def mu dugal ci loxo man dañ maa jàppale bu ma tiit te pourtant am nañ maire mi ngi fii ba ma demee vers moom ñëwul vers man. kon ñëwul dugg naa soo sama dàll envoyé ay message woote mais gisuma. je n'ai rien vu gisuma loolu. te vraiment ak pour dire vrai dama daan organiser ay défilé du lii rek laa organiser mais lu ma mësaan a def da ciy jàpp. mais xawma tey lan moo tax ma dem vers moom envoyé ko ay audio mu lire ko te tontuwuma. donc loolu aussi tamit nekk lu nekk sama xol ndax man lu nekk sama xol dama koy wax et puis man bu may def dara mbindeef xanaa yàlla moo mën a tee duma ko def mais comme maa ko engagé je m'engage dama koy def. kon ban message ngay lancé autorité yi nga xamante ne dañuy lu vu et ignorer message yu askan bi. xam nga ban message laa leen di lancé ñëw leen ngeen jàpp ci seen gox pas ñu fal la maire wala ñu fal la député wala ñu fal la quelque chose comme ça nga toog nga ni toog naa rek dootuma defati dara sànniwu ma leen xeer de dama leen di wax juste ngeen xam bu baax fi ngeen war a teg seen tànk ndax tey li Ngoné Mbaye def koñam waroon ngeen cee jàpp bu baax a baax te pourtant jàpp leen ci donc xanaa maire Thiaroye Jidda Kaw kooku moom jàpp na ci bagage yi waaw vraiment kooku moom jàpp na ci muy Lamine kooku moom jàpp na ci bu baax a baax. ban yazima yeneen. Ngoné Mbaye de daanaka bi ma ko xamee yàggul mais mën naa wax ci moom lu bëree bëri ndax nekk na artiste boo xam ne artiste bu baax la premièrement dafa oyof am jàmm ak nit ñi jëlul succès daal yenu ko mu nekk nit koo xam ne taalibe la yaay fàll la gëm boppam fonk yaa ay waajuram
xam li mu bëgg ci àddinaam waaw yemale ñëpp nag. ndey pour mu témoin doom du yomb parce que dañ naan jureel bee tax mais tubaar fakkaala macha allah bari lewu ma leen ñaar rek lañ moom ak magam mais macha allah ñëw ma ko am doom bëgg woon bëgguñu sama bët xonq benn yoon dara waruma wàcc nañu ci lépp macha allah gudd fan rek laa leen di ñaanal ak wér ak yokk ba yëg ko ndax rëccu ma leen doon jure barke Seexul Xadiim laa ba nekk sama gémmiñ damaa woo am na yar ci man am nay teggin xam na may kan da koo def ba képp ku ma bëgg rek sax Fatma Ngoné Mbaye bëgg na la macha allah yal na ko yàlla lafal cat lafal leen ko lafal ko mboolem jullit. boo ko xoolee nii ci xaleem nii rek ñii mu màggee nii rek dana la woon lu bari ci moom ndax dafa yaru ki njëkk a yaru mooy yaayam dafa yaru macha allah yar njabootam. Ngoné ngeen gis bu ngeen gisoon magam jële ngeen bàyyi Ngoné ay doom yu yaroo ngi noonu macha allah sama xaali xii na ay doom yu xam seeni bàjjan xam fi ñuy teg seen tànk xam seeni dëkkandoo it nag te Ngoné yëgul boppam tiitaruwul de te waroon naa tiitaru nag ndax artiste bu toll ni moom waroon naa tiitaru mais tiitaruwul dafa simple macha allah nii mu mel rek la mel ba muy xale nii mu mel ba mu màggee nii la mel nii Ngoné ba xale rek moo nekk nii ci moom ba mu màggee. macha allah Ngoné ñu dellu si waat tuuti ci sketch wala théâtre boobu di sama wujju tubaab la yan anecdote nga ñu mën a raconter. bëri na foofu moom la fay am dafa bëri trop mais benn rek moo ma ci gën a neex dafa am benn moment boo xamante ni Adi dama koy def mu mandi quoi ba dugg ci biir ndox mi man ni damay soo ci biir ndox mi génne ko mais ëllëg ma jiital nii lii laa jiital jour boobu damay ree bay bëgg a dee vraiment. mën nañ ne seen boobu daal enfin Ngoné am na ndam. non foofu amu ndam. défaite laa am c'est que man sama problème mooy dama miin défaite Mati Mbaye wax na ko mais ale boo gis am na retour. Ngoné kañ ngay am victoire. man parce que ñi nekk sa ginnaaw di sot bëri nañ. billaay ñi may sot mais di ma woo naan ma kaay ma jox la ay solution kii naan ma kaay ma jox la ay jonge mais c'est que man maa miin défaite mais dinaa fayu dinaa ci jóg. ndax Ngoné Mbaye am na borom kër. non Ngoné amagul dara. lu muy xaar. yàlla baax na. waaw léegi ban genre góor la Ngoné Mbaye di war est-ce que nekkul Ngoné Mbaye dafa xaw a difficile wala Ngoné Mbaye dafa bëri ay kii nii gars yi attanuñ la. c'est vrai très maraay non même pas waruma góor bu diis xam nga kan laay wër ku ma comprendre ci sama métier bi may def parce que dem naa dama ciy xus ba ci baat ku ma comprendre ku am yërmande ku taxaw bëgg attan li ma bëgg a def man ci sama askan li ma bëgg a def parce que gis nga man billaahi sama tur dama koy utiliser pour que dimbali nit yi man loolu mooy sama but donc képp ku may bëgg danga may jàppale ci loolu góor gu tee koo xamante ni dina xaw a ngeewale nag dangay xaw a sañse mu ne la yow daal am moom père ngay ut daal wala waaw moom père daal neex na ma ci jëkkër waaw noonu mu muy def noonu daal góor dafa war a di bégal jabaram boo sañsee mu ne la roccil ñaari ma temps yaa ngi wax ñax nga xaw a kii waaye góor goo xam ne da ngay rosaaw parce que mu ne mëng bu la xool tamit boobu baaxut. bëgg nga daal góor bu tey te jonge daal. waaw góor gu am yërmande laa bëgg jonge waaw loolu moom bëgg naa ko bu baax a baax respecté ma aussi waaw. pour clôturer maanaam pour tëj affaire yi lan ngay lancer sa fan club yi. waaw di leen wax ñu gën a jàpp rek. gën a jàpp bu baax a baax di leen remercier aussi Yacine. maa ngi lay remercier Baye Malick Momo Fatma ñu ngi sama xarit bi Daba Diop donc dinaa lim danga may ma lim. ayca bismillah. ayca Fatma ñu ngi sama xarit bi Daba Diop Ami Diouf maa ngi leen di remercier bu baax a baax di remercier sama xarit yi sama doom yi. waaw Kiné Sow Dieyna ba Bana Fatma ñu ngi sama xarit la sax ak kan Fatma ta laam
ñoo ñëpp a jàpp ci combat bi. ñoom ñëpp a jàpp ci combat bi jàpp ci loolu Baye Malick maa ngi lay remercier sama rakk jooju waaye nag kenn du sama yaay Fall Ndiaga Yaram ndax su ma waxee ba pare te tudduma ko day metti ci man loolu. parce que gis naa sax mu def témoignage boo xamante ne macha allah daw na yaram. lan moo nekk relation entre Ngoné ak yaayam. ndeysaan sama yaay dafa nekk xam nga parfois nit day wax sama yaay dafa nekk sama xarit. effectivement day am parfois nga am sa yaay doo leen mën a lëkkaloo yenn lëkkaloo yi mais sama yaay su ma damay def spectacle geesu gis ko ci ginnaaw bi kenn nanguwul affaire yi sama yaay moo ci jàpp di ma làq di ma nëbbu ba ma egsi fii tey Fall Ndiaga Yaram yàlla na sa jàmm yàgg barki Seydina Mouhamed yàlla na sa jàmm yàgg kenn du yow bëgg nga ma jàppale nga ma fonk nga ma jox nga ma confiance ndax fu ne laay dem di fa fanaan nga xam ne doomu géwal laa nag deretu géwal mooy daw sama yaram jom rek dëgg neexul Fall kenn du yow nekkal ci jàmm waaye nag papa yaa def ci man jom waaw ak social yàlla da ngay dimbali nit te yàlla rek tax duma fàtte sama mag ji daba mbuub jaal mbuub ak jaal caam tuuna pastel ami Kole waaw mi ngi noonu sama bàjjen sama bàjjen yi damaa bëri ay bàjjen ku baax baay bëri bàjjen damaa bëgg rek ngeen jàllaleel ma ko àdduna mu solo sama bàjjen yëpp nag maa leen remercier ndax jàpp nañ ci bis bi bu baax a baax a baax àdduna mu solo macha allah cher internaute voilà ndogu chez ak Ngoné Mbaye gis ngeen ne nit rencontré ngeen nit ku oyof gis ngeen beneen facette Ngoné Mbaye xaw a ngéwale ak genre affaire yooyu ñu leen di remercier di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah.